mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant la fekk ba fi nga toog jox la ko tey nag bi ngeen gisee suñu émission bi spéciale bi dafa am lu ko waral muy journée mondiale du théâtre bi ñuy célébrer chaque le 27 mars ñu gis ni Sénégal ñu ngi koy féete comme tey yi ñu fii ci diwaanu Goumba aussi pour am ci ay leeral ñi dalal fii benn ndaanaan ci wàllu théâtre ndaanaan boo xam ne kenn ñu di ko présenté fii ci diwaanu Géoul muy Soora Mbaye Soora Mbaye ginnaaw bi ñu leen nuyoo sargal la ñu lay bàyyi nga nuyoo suñu mbokk internet yi. waaw jërëjëf sama jigéen maa lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la remercier bu baax a baax nag ci action bi nga def ci émission ñoo ko bokk. émission ñoo ko bokk yaakaar naa ni ku ci interviewé artiste culturel rek mu tombé journée mondiale du théâtre dafay nekk loo xam ne ñu koy rafetlu kontaan ci trop. journée mondiale du théâtre nag partout au Sénégal dañ koy fêter mais surtout dans les régions. même bu ñu ko féete woon fii ci Sénégal la bokk ndax artistes yëpp côté administration ak côté lu mu mën a doon tey fi mu toll nii bu ñu bokkee dajee bokk ndey bokk baay rek muy journée mondiale du théâtre dafay nekk loo xam ne day gën a dundalaat culture. kon vraiment loolu ñu koy rafetlu bu baax a baax di xamal artistes comédiens yëpp ni leen nam jéem a bokk ndey bokk baay jéem a rafetal xol yi te xam ni culture yoon la woo xamee ni kenn ku ci dab sa morom rek gunge ko te xam ni yoon wi jeexagul. journée mondiale du théâtre gis nañu ñu ngi koy féete surtout dans les régions mais troupe théâtre yi aussi ñu ngi dem ba teew yi mais yéen magu théâtre ñu gis ne yéen a ngi fii toog ba léegi ñu bëggoon a xam lu waral loolu. manque de moyens dafay am ci niveau culturel parce que association culturelle day am troupe théâtrale day am association yëpp dañuy nekk ay projet dañuy am ay projet de budget yoo xamee ni événement bu mën a am. dañuy am oto bu disponible wala budget bu disponible boo xamee ni dana yombal seen déplacement ba dem bu mu mën a doon ñoom daan dem teew ci loolu def ca lan war a def. bi des mooy tey fi mu toll nii en activité mënoon nga solliciter nit ci wàllu oto pour déplacer. damay lancer waat message rek ci ñi nga xamee ni ñooy magu culture yi ak ñi nga xamee ni ñoom ñoo daan dund théâtre nanu soutenir seen i doom soutenir seen i rakk soutenir milieu culturel ndax chaque année lu mu métti métti ñun daañu def. benn activité culturelle boo xamee ni danañ dundal Géoul ñu ci bari daan xam où se trouve Géoul tey nag dafa nekk milieu culturel boo xamee ni am na ay patrimoine historique sax am nañ ci benn symbole boo xamee ni guy Biram Kumba mu nekk ci route Louga bi tubaab yi di fa taxaw di fa photo wu. mais Soora gis nañ que ni depuis un certain temps kenn gisatu la nga wàcc ci milieu théâtre bi gisatuñ la nga joué gisatuñ la nga organisé ñu bëggoon a xam lu waral loolu. waaw loolu en général boo ko gisee leen naan. butéel bu nekk la mu def rek la sañ ba di xëy gis nga milieu culturel dama koy dund ba moment bii may waxee yow maanaam c'est que dafa am loo xamee ni toujours nga di ko dund te amoo moyen yi sax mën naa metti mais man bu may liggéey sax ci métier bi ma nekk maa ngi théâtre ndax li nit di kafe ak li nit di dund ak li nit di ree moom mooy li nga xamee ni moom moo nekk ci deretam bu ngeen gisee tey fi mu toll nii wàccuma sur le terrain day nekk moyen yoo xamee ni sama artistes yi nga xamee ni samay rakk lan nekk au niveau de Dakar ku mel ni Mara ku mel ni ay Cheikh Mbacké ak Modou Fall nga xam ne yenn saa yi seen temps du leen ko may buñ sañoon toujours dañuy daje di am ay manifestation mais toujours manifestation yi may dem mooy ay fin d'année xale yi ak waaw Fosco yi ak ouverture foire yi yooyu yëpp dañ ciy dem mu woon ne la foofu dañ fay dundalaat culture di la xamal ni toujours ñoo ngi dund culture di gunge suñuy rakk terrain bi nag incha allah dañoo bëgg a def production bu am solo boo xamee ni bis bu ñu wàccaatee ci terrain bi am benn facette boo xam ne cassette lay nekk boo xamee ni patrimoine Géoul lay nekk kon loolu rek moom moo ñu empêché waaye ba tey ñu ngi koy dund tey it ñu ngi ciy yëngatu bu baax a baax. dina bàyyi mu théâtre Soora génn ci aar bi mais fii ak ay quelque temps di ngeen ko gisaat mu teew mais récemment gis nañ benn festival boo xam ne si benn artiste de renommée moo ko initié muy Maladie alias Sissoko léegi festival boobu gis nañ que ni am na artistes yu jugee de partout ñoo fii seetaan si ñoo fii participé ñoo fii sargal Géoul ñoo fii siggi artistes yi Géoul ñu lay laaj loolu lan nga ciy xalaat lu sa xalaat ak loolu ñu mën a wax. est-ce que xam nga ni festival boobu di Maradien alias Sissoko maanaam moom yóbbu na turu Géoul feneen à cause de festival boobu parce que am na benn collègue bu nekk Allemagne daf ni ma woon milieu culturel yaakaaruma woon ni Géoul da ngeen ci animé manifestation bu toll nii parce que ça se passe dans les réseaux sociaux
parce que réseaux sociaux dem na foo xamee ni dañ naan comme que lii géewul la xewee man yaakaaruma woon ni géewul nii la demee bi ci des mu def ko 2 nuits yoo xamee ni partout au Sénégal nit jóge na fa ñëw fi rawatina dëkk yi nga xamee ni ñoom ñoo wër géewul milieu culturel boobu mu nekk festival boobu nanu tamit sollicité it ay formation parce que man daanaa def ay formation waxee yow maa ngi ak samay diplôme théâtre ba fu ma demoon ci Sénégal bu ma nee mën naa du ma ni damay teg loxo wala damay teg baaraam damay génn ay document ni la lii mooy sama diplôme ci wàllu culture bu may dund kon maanaam dama koy encouragé ndax sama rakk la fekk ma ci culture bi te xeebu ma ci ndax heure buy organiser festival bi day ñëw ni ma lii lan moo ci sa xalaat ma ne ko defal nii defal nii defal nii koo war a organiser koo war a invité ko la nga am jox ko la nga amul maslaal ak moom ba koo ko dem parce que milieu culturel ñun du wàllu commerce ndax bu ma la invité woon nga jógee Dakar ñëw bu ma amee paas nga dem bu ma amul paas da nga dem parce que xaalis doxul suñu diggante maanaam li ñu liyee mooy sang bi nga xamee ni moom la ñuy dund culture kon yàlla na ko yàlla jàppale lu mu man ren bu déwénee mu gën koo man parce que festival boobu am na feneen fu mu yóbbu géewul ñu nit suñu tur feeñ na ci feeñ boo xamee ni dafa jëmmalaat turu culturel parce que ñun ñoo ko waroon def mais bu ko defee à nos places ñun dañ koy sant di ko gërëm. maa ko ci benn réunion man leen géewul ba mu tàmbalee G terminé L nanu góorgóorlu ba kenn ku ci nekk maanaam logo boobu na nga ko def ci sa xol xam ni guddi ngumba ngay ñibbi naaj ngumba ngay ñibbi foo mën a dem ci àddina ngumba ngay ñibbi kon nanu fonkat li nga xamee ni moom moo nu liyee muy culture bi di bokk ndey baay gi di bokk dëkk bi di bokk relation yi ku ci xewle nan ko wuy ji boo amee demal boo amul demal boo ko yëgee boo ko yëgut woo ko téléphone ndax moyen de communication yi léegi yomb na ni ko kat maa ngi koy jéggul damaa waroon a ñëw mënumaa ñëw mais nangamat. mën nañu ne dafa nekk ci kaw théâtre maanaam ñu ngi si parce que léegi boo xoolee gis nañu série yi ñoo ëpp que théâtre yi nga xam ne si pièce théâtrale yi daan joué par exemple tey jii mën nañu cité ay côté Marichou Idole Mektel mais dañu gis que ni instant bi ay série la nit ñi la tout théâtrale yi gën a favoriser que pièce théâtrale ñu lay laaj phénomène boobu yow nan nga ko gisee. xam nga en matière de théâtre boo defee formation théâtre dafa am sorte théâtre yu bari yu bokkul mais liy daw léegi ne léegi du théâtre c'est le téléfilm ñi def théâtre nii téléfilm la ñuy def mais am na théâtre dramatique am na théâtre cinématographique am na théâtre chorégraphique am na théâtre forum am na it li nga xamee ni yooyu yëpp ay terme théâtre la. voilà comme ni ngeen ko gisee woon suñu mbokk internet yi ñu ngi dalaloon fii Sora Mbaye muy ndaanaan ci wàllu théâtre ñëpp xam ko ñu fekkoon ko ci bopp ci place am mu dalal léegi Sora ñi lay laaj mot de la fin lan ngay tàggatoo ak gars yi. waaw jërëjëf mot de la fin yi nga xamee ne moom la ñuy tàggatoo sant ak ngërëm rek ak di ñaanal ñoo ko bokk muy benn système audiovisuel boo xamee ni lu am solo la ci milieu culturel. kon yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla yàggal seen taxawaay di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp parce que it li ngeen def acte bu rafet la boo xam ne nii vraiment yàlla na continuer ay année ndax def ngeen lu rafet daal. leen wax ni kontaan nañ ci ñëw bi ñëw sa place yaakaar nañ ni aussi lépp lu leen réeroon ci wàllu théâtre leer na leeral nañ leen point yu bëri donc ñu ngi leen di jox di daje ci beneen émission ak beneen ndaanaan di leen wax surtout bu leen fàtte abonné ci suñu chaîne bi muy ñoo ko bokk ñoo ko espace bokk donc sa mbokk internet yi merci beaucoup ba beneen yoon. Beats.